lenn ci askan wa dëkkee ca diwaanu Ndar doon joxe seen xalaat ci phénomène bi ñu seetluwaat mu di immigration clandestine ak li nga xamante ne mi ngi koy jur ne ay jafe-jafe ci réew mi monsieur le premier ministre sa gis-gis bu njëkk ci phénomène bi ak ni mu dellusee. waaw benn li ñu war a jëkk jàpp mooy immigration clandestine am na dëgg la waaye immigration légale itam am na kon. ñu war a jàpp ne Sénégal yi war a bëgg daw Sénégal génn Sénégal dem uti ji liggéey ba Mali Mauritanie Côte d'Ivoire Guinée ak i feneen bari nañu lool. dëgg la lii moo gën a fës ndax metti bi mu metti ak bakken yi faat bés bu ne ñu koy dégg waaye li ñu war a jàpp rek mooy koom-koomu Sénégal doyut ba mën a téye doomu Sénégal ci Sénégal. mu am nag lu am solo loo xam ne dañ ko war a jàpp ndax yàgg nañu dégg croissance Sénégal a ngi naat mais lii moo gën a wane ne ñu nag ñu yàgg tontu itam ne loolu amut lii moo feeñal dëgg ndax boo ko seetee Sénégal xaw ma ndax di ngeen ko fàttaliku waaye dans les années 70 Cap-Verdien yi doon jógee Cap-Vert di ñëw Sénégal bari woon nañu ndax foofu moo gënoon a metti Sénégal ñu jógee Cap-Vert di ñëw di fi ut si liggéey Cap-Vert indépendant 1975 1980 koom-koomu Cap-Vert boo ko jëloon séddale ko ci Cap-Verdien yëpp jël koom-koomu Sénégal séddale ko ci Sénégalais yëpp bu Sénégal mooy toll ni ñaari yoon bu Cap-Vert. 1980. 1980. tey 2018 à peu près 2020 koom-koom boobu ca Cap-Vert mët na ñaari yoon bu Sénégal moo tax gisatoo fii ay Cap-Verdien yu jógee Cap-Vert di ñëw amatul. Sénégal suñu économie moo baaxul suñu koom moo baaxul ni ñu koy doxalee moo baaxul. looloo am yàgg na nag yàgg nañ ci dëgg-dëgg bu dëgg jotee rek dañ ko war a wax doorut 2012 waaye 2012 ak tey man jàpp naa ne yokku na. dafa gën a yàqu daal. dafa gën a yàqu war nañu seetaat ni ñuy doxalee suñu économie suñu koom ba jiital sénégalais mën a am liggéey sénégalais mën a am. salaire boo xam ne bu xëyee bu weer ba dee mu am lu mu yóbbu këram waaye bu toogee du am benn espoir benn ñàkk na ñaareel bi gisut sax espoir te bu ñu toogee ba ne yaakaar mën na jógee ci gaz ak pétrole liñ ci jëkk a dégg mooy scandale gaa ñaa ngi koy séddoo ji ko akimo président bi jiitu ci ak rakkam ak Franck Timis ak i ñeneen kon ñaar am na ñàkk liggéey koom-koom bu doyut ba noppi nag yaakaar boo xam ne bi ñàkk nga ko amoon waaw dama bëgg a xam économie bi lan moo tax nga ne baaxul boobu ba léegi nee nga avant la woon mais à partir de 2012 ba léegi dafa gën a bon bu fekkee ne yaa ngi xalaat économie man ni ma ko gisee man waxuma libéralisme que leneen nous sommes des sociodémocrates waaye dama jàpp rek ne bu fekkee ne dénk nañ la réew dénk nañ la askan seetal li nga xam ne lii moo gën ca askan wa kon bu fekkee ne am nga alelu réew mi boo xam ne bi da nga ko war a jaay ba di def ay investissement na doon ay investissement yoo xam ne dañuy indi emploi yàgg na Sénégal ñuy jiital ay li ñuy wax grand projet mais seetal grand projet li muy indi benn di nga leb lu bëri ndax lu rëy la lu am maanaa la leb lu bëri dugal ko ci foo xam ne boo seetee ba seet ñi ci am njëriñ dëgg ñooy entreprise étrangère ndax li ñuy wax technologie bi daf ciy bëri bu boobaa leb nga fay nga entreprise étrangère li nga leboon génn na waaye lu néew moo cay des
bu mun a doon njëriñ Sénégal yi ciy liggéey li ko gën a mën a firndaal mooy catastrophe TER mooy duggal nañ ci lu train express régional bi. train express régional duggal nañ ci lu mat 1000 milliards de francs CFA junney milliards yu CFA ci raay boo xam ne matul 50 kilomètres ñu ne rapide te yaakaar naa rapide 50 kilomètres boo ci amee ay 14 gaar ak yooyu mënoo fukki gaar ak ñeent mënoo gaaw waaye ba tey duggal nañ ko ci doxagul ñaari at a ngi nii amul njëriñ aleel boobu ñi ko lekk dëgg mooy entreprise étrangère duggal nañ ci sax technologie boo xam ne biñ koy jënd France ak li ñu bari le ay TGV ak TER ñaar rek ñoo amoon loolu ana njëriñ te ñuy réew boo xam ne amoon nañ fi raay bàyyi ko ba doxatut amoon nañ fi ay gaar yu doon dox nit di xëy di ci liggéey jigéen ñi di ñëw di jaay ca gaar ya doxatut amatul loolu ñu duggal ci 50 kilomètres yooyu mën nañ ko duggal ci juróom-ñetti téeméeri kilomètres defaraat raay bi ak lii yëpp di kat ay liggéey yu dul jeex gis nga bi ñu dans les années au début du siècle bi atum 1900 di door ba ñuy jublu ci ay defar raay mais raay moo doon joxe liggéey ci dëkk yu mel ni Amérique dëkk yu mel ni ay France ak yooyu mais lu tax ñu génn ci nañu jiital loolu da ngay jiital sa njëriñu askan jiital projet boo xam ne njëriñ la ci askan wi moo tax ñun ñu ne ci suñu parti bàyyi leen grand projet indi leen grand travaux ndax grand travaux mooy li nga xam ne lii tubaab bi nee na mooy à haute intensité de main d'œuvre loolu ñu soxla wax la ci leneen programme décennal de lutte contre les inondations loolu dinañ jàg si mais ci wàllu gouvernement bi dellu ginnaaw gi ci wàllu koom-koom bi comme ni nga ko waxee sànq nee nga 2012 ak léegi bu ñu xoolee dañuy dellu ginnaaw alors que li ñuy gis mooy 2012 ak léegi bu ñu xoolee instrument boo jël Sénégal dafay yokk ci wàllu richesse nationale ci wàllu croissance ci wàllu li ñuy natte réew muy dox yëpp loolu nan nañ ko mën a yow chiffres yi ngay avancé nii foo ko jëlee. waa gis nga benn chiffres yooyu man gëmuma ko waaye ba tey nañu jàpp sax ne am na waaye li am solo mooy li ngay gis. liy feeñ. donde man am na doyut. ndax croissance waroo ko calculer rek ne am nañu 6% waaye boo amee 6% sa population di yokk 4% 5% inflation di yokk ak yooyu yëpp mais ana njëriñ lii wóor ba wóor mooy doyut moo tax it ma génnee sànq li nga xam ne lii xew na Cap-Vert ndax boo jëlee koom-koom ba yokk indi ko ci Cap-Verdien bu ne. PIB par tête. voilà. di nga gis ne yokkute am na te dinañu toog ba nu ñu soxlaati dem bitim réew waaye boog bu ñuy dem bitim réew it dañuy taamu ba noppi du doon clandestin ndax seen njàngay mën a tax et cetera et cetera. mais li nga développé nii monsieur le premier ministre ci grand travaux yi grand projet yi lu ci mel ni ay TER ak ay Ila Touba ak ay yeneen projet yu mag est-ce que bi ngay nekk premier ministre waxoon nga président de la république ni nga ko waxee fii waxoon nga ko attiré woon nga ci attention xamal ko ni lii du jëmee réew mi kanam. maa ngi doon waaj a wax ci programme décennal de lutte contre les inondations xam nga li ko indi relance économique ca ba woon 2012 dañ ko soxla woon teg ko ci lan mais muy mën a doon njëriñ ay sénégalais ay entreprises sénégalaises programme de lutte contre les inondations te jëlaat nañ ko ci suñu programme dafa waroon a indi ay liggéey yoo xam ne sénégalais yi mën nañ ko gas suul loolu mën nañ ko béton mën nañ ko tabax kër programme habitat bu am maanaa boo xam ne juróom-ñetti weer tabax nañ ci 2,000 kër cité Tawfekh Yaakaar sénégalais mën nañ ko loolu moo indi woon
bu fekkee ne sax jot nga sama téere bi ma bind te ba génne ci dama ne c'était la partie keynésienne de notre programme lu noonu mel moo war a mën a indi nit yi am liggéey ba noppi nag altine bu ne entreprise yi nekkoon ci liggéey bi ñoo ku nekk ci yow ci ñoom da nga waroon a wax man duggal naa tant d'ouvrier duggal naa maçon duggal naa menuisier et cetera et cetera. mais ba tey tontu woo sama laaj bi de par exemple dama ne. est-ce que dam lay wan rek dam lay firndaal kon démarche stratégique bi ci loolu la waroon a jublu programme d'habitat programme de lutte contre les inondations et cetera et cetera waaye nag le premier ministre exécute le président de la République définit la politique de la nation ba noppi. lii nga xam ne mujjee woon nañ ko roof waaye bi ñu demee dañ ko dindi. muy lan dañ ko dindi. muy lan. mais dañ ko dindi ndax amuñu ci intérêt xam nga ñoom dañu bëgg lu fës dañu bëgg lu rëy dañu bëgg loo xam ne danga ci lépp ay xaalis lu dul jeex rotol yi bari mais c'est ça. mais lan la ñu roofoon après gis ne jëmul kër ñu dindi ko. nga ne am na loo xam ne dañ ko roofoon mais bañ demee ba ci biir dañ ko dindiwaat. waaw mooy programme décennal de lutte contre les inondations dañ ko daal di arrêté. dañ ko daal di taxawal li nga xam ne lii ministère bi nga xam ne dañ ko sàncoon mu war a toppatoo loolu ñu dindi ko. mais 500 milliards yi ñu ne dugal nañ ko ci nag amoon na début d'exécution. loolu wax la loolu amul wax la. mais amul si naka il faut nga joxe aussi des arguments. non da ngay laaj ki ne am na fan la amee programme décennal de lutte contre les inondations dafa am rubrique lii lañ ciy duggal lii lañ ciy duggal lii lañ ciy duggal li amoon li waroon a am mooy at bu ne ku ñëw bu ñu jeexalee ñu ne at mii kat ci lii lañ ci duggalaat ci lii lañ ci duggalaat ci lii musuñu ko def ba ci tey ñu génnee rapport ne juróomi téeméeri milliards dugg nañ ci ana loolu nañ ko wane. mais yow dañ la dégg nga ne yow bi nga jógee ci gouvernement bi ci la inondation noppee doon seen priorité. mais looloo am ndax man toog naa booba inondation nekk loo xam ne man dama ko jiitaloon ci lu ne lenn rek laa jiitaloon mooy xeex xiif dañ ma nommé ca biir semaine bi juróom-ñaari fan jàllul ma daal di taxawal conseil interministériel ci sécurité alimentaire xeex xiif waaye génnuñu weer wa avril 2012 ñu taxawal conseil interministériel ci bu doon toppatoo mbënd bi di waajal booba amagul ñu ngi génn sax 2011 nga xamoon ne booba taw dayul waaye boo doon njiit booy gouverner loolu sax mooy gouverner da ngay séntu li nga xam ne mën na ñëw. mooy prévoir ci biir weer woowa sécurité alimentaire maanaam xeex xiif mbéy mi ak lutte contre les inondations loolu yëpp amoon na loo xam ne lii toogoon nañ ci ba waxtaan ci ba taxawal ay mesures. pour ñu dellu si waat ci immigration clandestine bi. Abdoul Mbaye président de la République lan mooy soppeeku. lan mooy say pexe lan mooy sa saafara pour gone yu toog bañatee dem. benn immigration mën na am wax naa la ko sànq. koo xam ne ki amuloo liggéey xam nga doo ñëw rek ne ku nekk am na liggéey kooku mënul ne xel mënul jàpp loolu. immigration dafa war a tegu ci yoon benn bu fekkee ne ci sañu dëkk yi ñu wër mën na ne loolu mën a am te nag ñu di leen di toppatoo tuuti ndax man am na loo xam ne gis naa ko ca Mauritanie dëgg la sénégalais yaa nga fa bari lool dem naa toog ak ñoom ouvrier yi ca marché ba ñu nekk di xaar ku leen jël si ñu mën a am liggéeyu plomberie ak yooyu mais war nañ leen topp balaa ñuy dem ñu xam ne ñu ngi dem bu fekkee ne mën leen leen a dooleel tuuti ca formation connaissance yokk seen mën-mën yokk seen xam-xamu liggéey ñu dimbale leen ci loolu mën leen a topp xam ne fu nekk ci àdduna bi fu ñu mun ci dem rek waaye ñu dem fa ci yoon bu légal ñu mën leen a topp loolu di benn. ñaareel bi
ñàkkul ay réew yoo xam ne te loolu dund nañ ko fii après la guerre du Golfe guerre du Golfe bi mu amee ba noppi am na ñu soxla woon ay maçon amoon na itam ay jamono yoo xam ne soxla woon nañu personnel soignant et cetera mais am na ay réew yoo xam ne soxla nañu main-d'œuvre ñu mën a déggoog ñoom ci kaw accord maanaam convention boo xam ne dafay leer ñu xam ne dañ lay dem da ngay dem ba pare nga mën a dellu si mën a demaat et cetera dagguma la de mais fi mu ne nii non fi mu ne nii amul menn réew moo xamante ne nii da ngaa soxla ku ñëw liggéey si ku nekk sa taux de chômage gis nañ fi mu toll. dana bul wax loolu yaa ngi juum. ban réew par exemple. Allemagne par exemple Allemagne lan moo indi mu duggal 500 000 émigrés ci dëkkam. parce que ñu ko soxla am na ñu ko soxla waaye ba tey mais Allemagne ña muy soxla bokkut ak ñii di dem ci géej gi ñooñu dañoo soxla ay qualification professionnelle yoo xam ne ñii dem ci géej gi mënuñu ko amuñu ko. waaw mais ku la wax ne ñun amuñu ñu mën a dem itam. waaw mais on raisonne globalement. mais am na ñu demoon mais dañoo mujj daw. programme boobu amoon na ci tawu Frontex bi am na sénégalais ñu